ndax lii Ousmane Sonko di woote patriotisme la pour yow. yaa ngi may dugal ci débat wu ñaari débat tuddloo nga ma fi Abdou Mbaye bëgg ma tuddloo Ousmane Sonko damay wax clairement que ni Ousmane Sonko bind naa ko bindaat ko discours patriotique ñun ñëpp mën nañ ko ñun ñi bokk ci yenn école politique yi mën nañ ko génne nii lamboo patriote ñun ñëpp mën nañ ko parce que mooy réew mi askan wi lii baaxul Ousmane Sonko c'est plutôt un politicien activiste mooy politicien ñaxtu politicien sos politicien jàmbat politicien wu par force tey nga wane ni ñii nga xam ni ñoom nga jàkkaarloo ñuy sa adversaire politique ñooñu ñu bon lañu kooku du patriotisme. Ousmane Sonko day sos. Ousmane Sonko day sos parce que position bu nekk lay demee fu nekk lay taxawee nu nekk lay doxe moom war na def lu nekk kenn warul def dara su fekkee ni nit ñi li ñuy def yow boo ko présenté dafay mel ni lu bon mais yow soskat nga su fekkee ni ku taxaw nga ni sàcc yi du ma ànd ak ñoom ñii dañu këf sa si la ñii dañuy noosi xaalis mais loolu ay sos la. pourquoi parce que ci réew la ñu nekk soo nee damay def politique dafa am lu la war soo nekkee ci nguur gi dafa am lu la war soo nekkee opposant politicien bu normal constructeur la day tabax day indi xalaat yu rafet. mais boo nekkee opposant aussi laaj na fi nga xam te ni fa la sooxe nga dut foofu baaraam ne fii kat sooxe na. d'accord naa maa gën a d'accord ci loolu. mais sooxe ak sooxe ak wax li nga xam ni xel ni yow li nga ci jublu ah du dara lu dul nga gëmloo nit ñi ni ñii liggéeyuñu seen bopp lañ fi nekkal tant loolu su fekkee ni yaa ngi ci boobu exercice su yàggee rek day yàq sa crédit. mais bu nekkee ne 1960 ba tey ñu am suñu indépendance. ñu ngi séntu émergence à l'horizon 2035. waaw ndax loolu firndalul benn manqué wala ay lajj yoo xam te ne lajj nañ ko amaana si yaxanal alalu réew mi si mën ay politique publique yu am solo ngir sukkandiku suñu bopp ndax tamit loolu bu amee kon mënul jox raison à Ousmane Sonko par exemple. xam nga débat boobu duñ ko sottal mukk. pourquoi parce que dafa am fi nga koy jëlee yow da ngay jël li xew ci réew mi yëpp tudd 1960 daal koy sëf ñi fi nekk tey daal di nii. non néew ma ñi fi nekk tey. ñi fi nekkoon ba tey. ñi fi nekkoon ba tey. loolu ñi fi newoon ba tey ñi fi newoon ba tey maa ngi ñëw. daal di ni nag ñoom ñoo baaxul man nag su ma fi nekkoon su fekkoon maa fi nekk bu 1960 doxale nii réew yi doxewuñu noonu histoire u Sénégal tëddewul noonu na nit ñi di wax lépp nu mu demee. na nit ñi di wax xam-xam damay wax nit ñi souvent li ngeen di wax du xam-xam ay dénoncer ay casse ay ceci cela ay comparaison du xam-xam est-ce que réew mi ci dëgg ci ne àddina biy doxee mënoon na gaawe nii ñun dañu am condition dañu jóge ci colonisation dugg ci néocolonialisme nekk ci rapport économique ak politique ci biir monde bi nga xam ni amuñu liberté wu def lu nekk Senghor dem na ba ni échange inégal détérioration des termes de l'échange mu wane ni naqar la ci moom que ni man damay jaay sama alal te du ma wax lan laa koy jaayee ki koy jënd mooy wax lu ma koy jaayee te lim may jaay day wax moom lu mu koy jëndee mais àddina la du faiblesse yow nga yore sa politique gu réew ki la naan defal nii mooy ki nga xam ni moo lay jottali xaalis pour nga mën a doxal sa réew te am na nooy organiser sa administration daf lay wax ni noonu doo ko defee pour lan pour nga mën ko fay bor bi nga ko ameel loolu yëpp dafay nekk ay pesanteur. mais loolu moo indi yenn saa ay ajustement structurel. exactement mais kon laaj bi moom mooy commissaire kon kañ la ñuy moom suñu bopp. même bu nekkee moom sa bopp d'une manière totale. état duñu sax moomul boppam d'une manière totale am na fu ma ko bindee addina bi kenn moomul sa bopp. waaw foofu yaa may rejoindre mais am na. addina bi maa ngi ñëw kenn moomul sa bopp. tey dañu nekk ci ordre mondial bi nga xam ni dafa créer ay mécanismes yi nga xam ni daf ñuy lafajloo quelque part loolu la addina bi dox di wëlbati actuellement ñun là-dedans il ne faut pas que moo tax man la débat bi dafa compliqué ñi koy tëb dañuy tëb rek daal di tourner daal di jiñaate daal di ni wuy diw nii waroon na def nii waroon na bi demewul noonu dafa am fi nga xam ni lii encadré matière bi nga nekk ak ñi ko encadré ak intérêt yi joué pourquoi am réew jékki-jékki rek
daal di dugg Irak taxe sa ñëpp rey nit ñi continuer di jël seen pétrole. Pourquoi loolu pourquoi désordre bi am fii Mali ñu occupé ko pourquoi loolu c'est parce que addina bi noonu lay doxee addina bi doxewul ci réew mu nekk rek am na fu ma ko bind da nga tëju fii ak sa président su subaa ngeen tëgg sabar su ngoonee ngeen lekk sumbi du noonu réew mi ci addina la nekk ci biir addina lay dox. Ça ne veut pas dire que ñun dañuy xaar addina mën nañoo jiital suñuy intérêt si yenn débat yi. si yenn sujet mën nañoo jiital mais yow mi nekk ci biti yaa naan kay jiitalul suñu intérêt mais moom mi nekk ci biir xam na ni gënoo ko nekk patriote. C'est là que moo foofu laay séparé woog nit ñu bari respecter nit ñi man damay tudd est-ce que yow xalaat nga ni mën nga dugal sama bopp ni Sonko moo gën a patriote Macky Sall que Sonko moo gën a patriote Moustapha Niass fan la loolu tegu prétention yu ngande yooyu ku nekk nag léegi doo jox sa bopp responsabilité amuloo benn responsabilité yow daal critique ngay def ak wax lu la neex parce que kenn waxu la nga togg kenn waxul ngay yàq jéemuloo togg jéemuloo yàq mais ku def nga ni du nii et puis nag léegi di caractériser nit ñi réew mi ñëpp ay patriote lañu suñu jógee ci boobu énoncé nañ avancé ñi fiy def dara mooy ñi nga xam ni ci yoon wax nañ ni def nañ fi dara. mais moom bind mais ñi nga xam ni ñu ngi yore réew mi il faut que ñu d'accord ak ñoom ci ni tey nit mën na wax ñoom démb yoruñu woon réew mi su ëllëgee ñeneen ñoo yore réew mi il faut ñu tëral lépp fi mu war a tëdd ku nekk ñu teg la fi nga war a teg ñu mën a avancer sinon dañuy jël ay nit jël patriotisme jox leen jël dëgg jox leen ñeneen ñi tout le temps puisque ñoo yore réew mi. mais yaa ngi naan toggul yàqul mais bind na sax téere tuddee ko solution kon moom mooy nekkul ci critique donc waaye tam mi ngi ci proposition. tey jii tamit est-ce que jotul tamit ñu mel ni ñii di woote patriotisme de manière générale ñoom tam ñuy bàyyi xel seen i wax. ngir gën a jooyanti réew mi gën koo teg ci axe ngir mën a àgg 2035 wala sax lu ko gën a jege ci émergence bi ñuy wax. mais xam nga ni ñu bugg a convoquer états généraux réew mi. du demee noonu réew dooni li fi nekk baaxul est-ce que jotul tey ñu woo nit ñi pour ñu jël réew mi teg ci yoon te réew maa ngi ci yoon. parce que boo xoolee da nga ni ma Sonko am na bind na téere je n'ai rien contre téereem ay idéem la ci def mais dama ni téereem man ci li ma ci jot a xam téere la pour presque wax parcours am du téere pour projet parce que téereem mënuma ci identifier vision lu dul mooy li ñu tuddee espèce u bagageage yu patriotisme bi ak sañ-sañ yi nga xam ni soo yoree nguur doo ko sañ loolu laa gis ci këfinam lii bu dee nii dinaa ko defee nii dinaa def nii ñun ñëpp mën nañ ko tey réew mi. kon par exemple si wàllum CFA bi contrat pétrolier yooyu yow da nga jàpp ne bu fi nekkoon tey jii président du yombee noonu. parce que du demee noonu parce que réew monde bi doxewul noonu parce que du demee noonu du question yomb du vouloir mais da ngay yëkkati sa bopp da ngay élevé wu nga nekk fi nga xam ni fan nga war a nekk dès que nga yore ay responsabilités yu toll ni gàddu réew. bokkul ak ki nga xam ni day toog fii naan CFA bi dañ ci war a génn ceci cela est-ce que génn ci CFA bi ak contexte économique bi ak relation ak intérêt yuy joué foofu doo d'accord ni débat bu gën a compliqué boobu la c'est un débat beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que ki créé woon situation bi nga xam moo ñu dugal ci CFA bi mais créé wu ko rek pour ñu jël CFA bi teg ko fii su la neexul rek nga jël ko sànni daf ko créé parce que ci ay calculam ci ay intérêt am état amul lu dul ay intérêt état yërëmul kenn. Et quel que soit l'état yërëmul kenn état yi ñu wër fii yëpp di seet lan la ñu war a mën a am fi yërëmuñ ñu seen doxu bopp la ñuy dox donc il faut que ñun ñu sóoraale loolu seet ni àdduna biy doxee ñu waxee foofu tey wax dëgg tey Sénégal Ousmane Sonko waroon na wax ni yaa ngi may wax de 1960 à maintenant ku nekk ci président yi fii sa jamono toll fa nga taxawee Senghor li mu mënoon def la def ci contexte politico-économique bi mu ne woon Abdou Diouf li mu mën a def la def ci contexte bi mu ñëwee Ablaye Wade ñëw na ci contexte bi nga xam ne àddina bi mu gën a respirer génn nañ ci guerre froide bi 1990 89 90 ñu ngi dugg ci bouleversement yi nga xam ni ubbil na réew yi nga xam ni dañu néewoon doole ubbil na leen ay champ d'action yi nga xam ni dinañ am possibilité à la limite sax bañ wala riposter wala defal seen bopp dara boobu analyse Macky Sall ñëw na après moom. bi mu ñëwee ci la énoncé première vision
fii Sénégal musul am vision xam nga dañuy wax suñu yoonu yokkute Macky Sall moo fi jëkk taxaw ni vision yéen avant ngeen dégg fi président rek ngeen doon am muy joow rek di dem di joow di dem ñu naan baax na baaxul gis nga defar na yoon mais taxaw ni réew mi dama ko bëgg jële fii yóbbu ko fee muy yoonu yokkute ñëw indi plan baax na baaxul plan bii dama ko def pour que réew mi dugg ci émergence d'ici 2035 yow yaa ko wax léegi musu fi am dañuy def ñu ni ñu duni ñu réajuster corriger taxaw à la limite presque suñu réew yi avant Macky Sall pilotage à vue lañ koy doxalee ça veut dire joow di joow ba ñu ne baax na nga continuer suñu ne baaxul nga arrêté tey soo ma tuddalee Sonko dama bëgg suñuy def critique bi d'abord ñu def ko ci critique bu objectif nii bañ a foog ni dañu nekk ci planète bi nga xam ni dafa nekk Sénégal kenn newu fa ak ñun